alxames fukki fan ak benn ci weerub gàmmu tombeek ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub octobre mbokk yi bismillah leen ci xibaaru njolloor yi. li si gën a fës di gàmmu 2020 bi xam ne nag fi mu toll ni mën nañoo wax ne lépp yemb na ci kër diine yi xam ne ñoom ñëpp ñoo ngi taxaw ngir màggal guddib yonent bi foofe ca Medina Baye ak yeneen kër diine yi seeni mbir ten pare na ngir guddib yonent bile ci bii neen boor gi sunu mbokku chrétien yi ñoom dinañ mën delluwaat si église yi ci dibeer gi war a tombeek fan wu njëkk ci weeru novembre ngir mën a jaamuwaat yàlla foofe delluwaat goo xam ne nag day ànd ak matuwaay yëpp ngir xeex lawub mbasub coronavirus bile. li yéenekaay yi xëyee tey nag mooy tëj xibaar yi dinañ si ànd ak Ousmane Gueye mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaar yi ne suut ñu yaatal ko. mbokk yi bismillah leen ci xibaar yi ni ngeen ko xamee nag tey jileel fépp ci àdduna bi la ñuy màggal guddib yonent bi muy mawlud gile fële ca Medina Baye nag da suñuy ndaw a fa dañuy dem fekk fa Adama Sarr mu xamal ñu fi mu toll nii nan la mbir yi tëddee ak wàccaa yi fu mu toll. asalaamaaleykum Cheikh Hassan ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci dëkk bu sell bii di Medina Baye nga xam ne nag tey jii la ñu fas yéene màggal guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono ji nag Cheikh Hassan jàppal ne fi mu nekk nii dëkk bi fees na dell fu nekk la taalibe yi bàyyeekoo rek ngir ñëw màggal si guddik Seydina Muhammad fi nga xam ne moo di ci Medina Baye li nga xam ne nag moom moo di mbedd yi yëpp jëm ci fi nga xam ne moo di jumaa ju mag ji daanaka foo sànni mbart rek mu tàgg ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi wuy si nañ rek li nga xam ne moo di Maulana Cheikh Ibrahima Niass ngir fas yéene màggal si guddik sang-sang yi fi nga xam ne moo di ci Medina Baye jamono ji nag Cheikh Hassan li nga xam ne nag moo aju ci wàllug gàmmo gi ak li nga xam ne moom la tombeel rek mu di wàllug mbas mi tax na daal ba ki nga xam ne moo di xalif général bu Medina Baye di Cheikh Mohamed Mahi Ibrahima Niass ni ki dëmm nag bi ñuy amal li nga xam ne moom moo aju rek ci cérémonie officielle bi ñu jagleel bii le gàmmu daal dina rek dikkaat ci li nga xam ne moo di ndënkaane yi nga xam ne daal dañoo war a saxoo moom di sol masque yi ci teewaayu nag gouvernement bi nga xam délégation bi nga xam ne moom la njiiti réew mi yebaloon te ki nga xam ne moo fi nekkoon ay jamono di rek Oumar Gueye ministre moom moo teewe woon li nga xam ne moom moo jiite woon boobule délégation moom nag kii di xalif bi nag daal di woot daal ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ñu saxoo digal yooyu di sol ay masque te loolu sax Cheikh Hassan jamono ji loolu la ñu gis ndax taalibe yi ñu ngi daal respecté li nga xam ne moom moo di boobu leen digal li nga xam ne moo di si jumaa ji laata nga fay dugg faw rek nga takk masque faw itam rek nga am lii di rek gel hydroalcoolique ñu daal di la ko jox say loxo nga daal di raxasu dugg loolu sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di wàllu takk der yi daal dinañ si taxaw bu baax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo aju rek ñoom ñoo yor li nga xam ne moo jëm ci wàllu ko organisation bi fii ci Medina Baye wante nag Cheikh Hassan xam ngeen ne fan yee ñu ngi doon amal ab reportage jëm ci wàllu ndox mi ñàkkute ndox boobu nag ba léegi daal mu ngi wéy jamono ji sax la gën a tar li ni mel sax merloo na daal ñu bëri ci taalibe yi ndax jàpp nañ ne dëkk bu mel nii ak rek taalibe yi nga xamee ne ñu ngi fi war a ñëw di jóge fu nekk ci àdduna bi nguur gi daal waroon naa rek mën a def kéemtulaay kàttanam boo wàllu ndox mi daal du manqué wante daal li ñu gis jamono ji moo di rek kër yu bëri daanaka jamono ji nag amuñ li nga xam ne moo di wàllu ndox wàllu courant bi moom amuñ ci benn tolof jëm ci li ni mel li nga aju nag ci Medina Baye xam ngeen ne dafa am particularité ndax xam ngeen ne gàmmo gi fu nekk la àdduna di jógee wax nañ ko ñi nga xamee ne ñoom ñooy jógee Nigéria ñii di jógee Mauritanie ñii di jógee Gambie ñëpp daal di nañ yegg si wante liñ si rek war a signaler moo aju ci wàllug suñu mbokku nigérian yi jam ren ji nag taxul ñu bëri par rapport ak daaw ndax xëy na peut-être xam ngeen ne jamono ji ñu demee la wàllug mbas mi moom moo ko waral waaye daal li ñu mën a jàppandi daal jàppale ne jamono ji fii si Medina Baye daal mbooloo mi takku na lool jóge nañ fu nekk ñëw rek màggal si rek li nga xam ne moo di guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne dinañ ci dikkaat rek ci xibaari gàmmo gi gën ko yaatal Cheikh Hassan. Adama Sarr sant ak ngërëm ñel na la Adama Sarr bokk ci ndaw yu groupe E-Media Invest yóbbu foofee ca Medina Baye ngir ñu jox leen lépp loo xam ne xibaar la gu nekk ci gàmmu gi ngeen war ko mën a am en direct dara du leen ci ump ci gàmmu googee sax la ñuy des foofee ca Medina Baye wax ci lu jëm ci mbirum kaaraange gi commissaire Ndorong moom di Balla Kebe xam la ne fi mu toll nii lépp lu jëm ci mbirum kaaraange jël nañ ko te leneen loo xam ne moom te amal na leen solo loolu mooy mbasum coronavirus bi nu ñuy def ba du lawee foofee ca gàmmu gi ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko démb ba muy jaaraloog kii ti Ndeye Marème Gueye
looloo tax depuis ñuy waaj gàmmu gi on a mis en place benn dispositif boo xam ni ñu ngi ko def en 2 phases dispositif boo xam ni première phase bi mu ngi démarré depuis le 18 te ñu ngi ci commencé par mettre en place un poste de police avancé ci biir Médina Baye phase boobu également def nañ ci des opérations de sécurisation sur Kaolack yëpp parce que Kaolack du Médina Baye rek ak am gàmmu mais lieu de gàmmu yëpp def nañ fa des opérations de sécurisation ensuite organiser nañ fi une grande opération de déguerpissement parce que loolu day permettre comme dañuy organiser gàmmu ren ci période bu exceptionnelle donc day permettre ñu déguerpir la voie publique pour permettre nit ñi mën a di dox di respecter la distanciation sociale def nañ fi également des opérations de port de masque yoo xam ni joxe na ay résultats yu probants donc moo ñu permettre fi mu toll nii nit ñi au moins am nañu réflexe di takk seen masque di respecter les mesures barrières police yamul foofu donc également on a mis en place un plan de circulation pour permettre parce que ñun dañoo am obligation sécuriser nit ñi avant pendant et après le gàmmu donc def nañ un plan de sécurisation boo xam ni day permettre nit ñi lieu yi ñuy dem pour gàmmu ñu mën see dem rapidement te benn coono bañ ca leen fekk te opération boobu sécurisation boobu plan de sécurisation boobu plan de circulation boobu divulgué nañ ko depuis le 26 donc je pense que tey ci midi la war a démarrer. Ndeye Marème Gueye jërëjëf ku wax gàmmu nag sa xel dem ci tudd yàlla waaye tamit bernde gañ cey def maanaam gan yu jóge fépp ci biir àdduna bi ñëw foofee ca Medina Baye foog ñu xool nuñ leen di jàppale ba dara du leen manqué ci luy dugg ci seen biir loolu nag nekk liggéey goo xam ne daa nekk luy dox ci jamonoy gàmmu gile nekk ab mbir moo xam ne Lamine Diaw xam na ko moom sax 2012 ba léegi fi mu toll nii dafay ñëw ci gàmmu ga ñëw ca benn kër goo xam ne fa lay dal waaye liggéey gu mu fay def nekk na loo xam ne rafet na loolu ba moom sax jàpp na ni mbir mi loo xam ne da koy arrangé bu baax a baax la ñu teewlu portrait nataala mbikk ñu ko defal ci Sékou Seydi. boo ko séenee fu sori kanam ji yanju lool boole kook reetaan gu neex gi muy ànd ak cawarte ci liggéey bi mu toll ci wàcc añ yi. ndaw bi ay atam toll ci fanweer ab toggukat la di ab liggéey boo xamante ni cofeel gi dugg na ko bu muy nekk gone. maa ngi ko def ba ma nekkee xale bu ndaw presque à l'âge de 18 ans sooy xool dafa nekk sama passion parce que ba ma koy def sama am na ñu bari ñu si àndutoon wante à la fin la fur et à mesure dañoo dem ba d'accord accepter ci li ma bëgg. ci noonee la mbëggeelam ci wàllum togg duggee mu nekkoon ab tailleur ndaw bi dëkk ca quartier Medina Mbaba daal di arrêté métier boobu ngir togg di ab choix boo xamante ni jàpp nan bu baax la. avant ça dama doon def tailleur dama doon ñaw mu nekkoon loo xamante ni macha allah yàlla dafa cee may don moom tamit ndax man maa ko bëggul lu tax ma bàyyi tailleur bi ndax dama nekk ki nga xamante ni dama teel a mën sama métier wante amu ko ma woon jàppale woon ndax juste que bëggoon naa yéen am loo xamante ni maa ko moomal sama bopp ma bëggoon ko te aw ma ko moo waral ma continuer waat ci togg bi. ginnaaw ay at ci wàllum tailleur mu daal di jël décision poursuivre li nga xamante ne mooy rêve am di togg ci noonee la dem inscrire ci école de formation. ma ngi ko jàngee Sokone benn chrétien bi ñuy wax Michel Ouché parce que jamonoy Abdou Diouf la woon ndax jamono jooju noonu moom da ko fi bëggoon ni tijji école bi wan nañoo bañoon ma ngi fa def 4 ans formation accélérée la woon wax dëgg yàlla ba ma koy def métti woon na lool ndax newutoo loo xamante ni sama mbokk moo ma ko fayal déedéet. dafa nekkoon loo xamante ni dama doon jaay ay dàll ci secret te kenn daaw ko woon xam pour mën a fay sama formation moo nekkoon loo xamante ni su ma koy wax sax daf may fàttali loo xamante ni ça me touche honnêtement parce que day metti moo tax foofu bëgg ma sax ñu débat ci chaque fin du mois maa ngi doon fay 45000. comme nuñ koy faral di waxee cofeel dafay dem ba muur lépp loo gis Lamine tey cofeelam gi dem na ba mujjee doon ab wareef ci taalibe ak sëriñam di Baye Niass. bii nii man maa ko def uniquement pour liggéeyal Baye. dama ko def addiyee Baye laa koy def nga xamante ni sama dooleel comme que aw ma xaalis bu ma ko joxe ma jox ko sama doole ak sama ñaq moo tax ma ñëw ne addiyee Baye laa koy jox. Lamine Diaw mooy toggal famille Gassama gi mawlid bu jot loolu depuis ay atum 2012 lay tàmbali liggéey bi tax na ba tey muy jël en charge famille am nga xamante ni ñu ngi ca Mbuur.
Sékou Seydi jërëjëf ñu wax nag ci accident bu métti bi xam ne daa am ci fajaru tey gile ab bus frigorifique camion frigorifique moo dugg ci ab bus ginnaaw ba camion googe doon jéem a doublé ñetti oto yoo xam ne dañ doon jóge ca Ndakaaru te ñëw liile nag tax ba lu toll ci fukk ak juróom benni doomu aadama ñàkk seen bakkan ci saasa ay nit yu am ay blessé ba am ñi ci am ay gaañu nekk ñoo xam ne bëri nañu loolu sax ab accident boo xam ne tax na ba sapeur pompier yeeg gendarme yi ñëpp ñëw foofe ca àllu kaañ mu nekk ca buntu Thiès la mbir ma xewee. ñu wax ci mbasum coronavirus bi ak tolluwaayam ci bésub tey nag mën nañoo jàpp ne ci lu ëpp juróomi téeméer yi test yoo xam ne def nañ ko fukk ak benn rek ñoo ci dellu si am feebar bile benn nit ku faatu la ñoo gis mooy li am démb juróomi cas contact nag moo ci am juróom-benn yi nekk ay cas communautaire lu toll ci téeméeri nit ñoom amoon nañu feebar bi waaye ñoom nag léegi wér nañu juróomi benn nit la nekk ci lalu hôpital bile am feebar bi ba léegi. fan yile li ñu gis moo di ne xeex bi bëri na loolu ci diggante monde islamique bi ak waa tugal li ko waral moo di ne waa France yi lay dessin yu ñuy génnee def ko ci yonent bi mu doon loo xam ne metti na loolu mbokk jullit yu bëri waaye kii ti Cheikh Omar Sy moom li mu jàpp moo di ne mbind wala nekk ci liberté d'expression warul tax nga def lu la neex wala sax ngay def loo xam ne day heurter lii ci sensibilité doomu aadama ñu teewlu ay kàddam ci ko jël ti jéba ki nga xam ne tey bu ñu ko tuddee ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàmm loolu dafa nekk loo xam ne am na doole am loo xam ne kooku jàmm rek la dox jàmm nee na respecté nañ nit ñi jàmm rek so leen bàyyi may jàmm respecté leen kooku jàmm rek lay wur mais France moom moo am problème te li nga xam ne Macron wax na ko bu mu nekk problème Charlie Hebdo 2015 def na ko mu indi problème lii mu defaat ko mu indi problème ñoom ñoo war a xawlaat seen bopp na seen liberté d'expression yem ci seen biir bañ a tooñ parce que ku tooñ tamit loolu violence bi ngay gis physique bi mais violence kii moo koy indi. France moo am problème ak laïcité ñun amuñu problème dëkk boo xam ne tey ki nga jiital chrétien la woon muy Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf jabaram chrétien la tey boo demee Gorée di nga gis ay jullit ay chrétien tey boo demee Joal nga gis cimetière chrétien ak musulman ñun amuñu problème mais France moo am problème intégré ay doomam ñi nga xam ne ay jullit lañu juddu seen dëkk màgg France mënul leen jox espace pour ñu exprimer wu parce que dañ leen bëgg a jàngal wala nee nañ dañuy renouveler seen islam renouveler nañ ko nee na loo xam ne jamono bu nekk day ànd ak moom la ñoom nag bu ñu bëggee tey Sénégal mën na leen jàppale jàngal leen lan mooy laïcité jàngal leen ba nga xam ne tey ñoom ñu dugal ci seen xel naka la ñu war a changer ñoom seen mode de vie parce que ñoom ni ñu imposer ñoom jarul ñu ñuy imposer ñun nangu nañu ne ñoom ñoo am problème te ñun nangu nañ leen jàppale seen problème boobu pour ñoom ñu jël le modèle sénégalais comme laïcité ñu war leen dimbali ñoom France ñu adapté ko ci seen société. ñu wax ci leneen mooy sunu mbokk chrétien yi xam ne ñoom nag mën nañoo delluwaat ci l'église ci dibéer gile bi tombeek novembre bésub bu njëkk ci weerub novembre ab mbir moo xam ne nag day ànd ak ay mesures yoo xam ne faw ñu jël ko ngir def lépp li ci war ba mbasum coronavirus bile bañ a law looloo tax démb ci ndaje gi amoon ci diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak kiiti abbé Gérard Diène nekk vicaire général ñoom xam le nañ ne fi mu toll nii dinañ jël lépp lu ci war ci ay mesures ngir def ba liiti mbas mi bañ a doon loo xam ne dina law wala mu dugg ci biir église bi tax ba ay junni gel ay masque ki chirurgicaux ak yeneen masque yoo xam ne nit mën nañ koo fóot andil nañ leen ko ñu teewlu kàddu Abdoulaye Diouf Sarr ak abbé Gérard Diène ki ko tatanti Boubacar Dia. Nous venons de faire est simplement un geste. tey jii dañu fee ñëwoon ngir indil leen bile matériel ngir jàppale église bi ci ubbite gi bi amal ngir fidèles yi mën a ñëwaat def seenu mees jaamu yàlla ni mu waree ñëpp xam nañu ni église yi tëj na lu yàgg loolu mbas mi amee ba léegi ñu leen di jaajëfal ci loolu li nag biñ ko ndee tey di leen di waxaale ni suñuy service képp koo xam ne jokkoo nga ak ministère de la santé dina jàppale église bi ci ubbite gi muy waa SNEIPS muy waa service national de l'hygiène ak ñëpp ñoo xam ne daal ci ministère de la santé la ñu bokk. Dans ce que vous faites pour les fidèles de manière générale. Cela a été dit tout à l'heure, c'est parce que la tendance est baissière. C'est parce que. sànq rek ñu ngi ko doon wax boo gisee nag église bi ne dafay ubbiwaat ay buntam moo di mbasum coronavirus fi mu toll nii commencé naa nax saay kaa yi wàññeeku nañu lii nag
dañu ci jaajëfal lu baax nguurug Sénégal jaajëfal ci itam ministère de la santé ndaxte yàgg nañ ñoo jàppale waaye nag lii dafa fekk ni ñun sax njiitu woon nañ leen ndaxte comme ni ngeen koy gisee nii def nañu ay affiche ngir wan askan wi daal ak saa suñu ñëwee ci église ñu respecter mesures barrières yi di raxas seeni loxo sol masque ak itam fi ñuy toog ñu am diggante 1 mètre ci diggante ñaari nit di toog te gis ngeen ko nii sax. Symbolisez donc le distributeur de gel au niveau donc de nos églises. jërëjëf Boubacar Dieng mën nañoo wax ne Abdoulaye Diouf Sarr moomee sax nekkatul léegi ministre de la santé ginnaaw ba njiitu réew mi démb mu jëlee ay décret yoo xam ne da cee wàccee gouvernement bi képp ku ca newoon mu dindi la sa poste génnee tamit ci ñeenti décret yooyee wàccee kii di Mahammed Boun Abdallah Maxime Jean Simon Ndiaye ak Aminata Touré waaye ñu nekk ci dëkk bi nag fi mu toll nii ñoom li ñu leen soxal moo di ne ab remaniement nekkul loo xam ne amal na leen njëriñ loolu lu ñu jàpp moo di ne fi mu toll nii priorité yi feneen la fekk baax te su fekkee ne sax njiitu réew mi dafa war a defaraat ab gouvernement na doon ab gouvernement boo xam ne ay technocrate ñoo cay nekk te politique ya bañ cee bëri micro trottoir bi ku ñu ko defal di Boubacar Dieng ba tey. ma indi yeneen ministre yu bees loolu beneen coono la ci askan bi ndax askan bee ñiy fay ministère yi kon moom ministère bu mu war a dem bay jël war na ci saytuwaat balaa muy. waaw waaye du toog yaa ma neex ak kii laa àndal nga jël ko fal ndax nit ki soo demee ba naan ministre da nga koy jox la mu moom jox ko la mu yellool. bon aw ma si lenn lu ma si yaakaar pour soppeeku ndax lu tax nit soo nekkee juróomi at sa kër rek sa kër soo ko defarul soo toogaatee yeneen juróomi at ne damay defar sama kër ñu bala fa. waaw xam nga nit ki bu ñëwee indi programme am mu ne damaa bëgg ngeen fal ma. xam naa li nga xamante ne mooy seeni problème naa ko saafara donc yow nga gëm ko nga fal ko pour yow tey ji bu lay ñëw bu lay tegal gouvernement yow soxla wa sa avis parce que yow faloo gouvernement bi moom moo fal gouvernement bi ndax xam na li nga xam ne mooy sa jàngoro comme mooy fal gouvernement bi da nga koy bàyyi mu décider nag bu dee nag à chaque fois nag bu ñëwee bu falee gouvernement bi nga gisaat ne même problème yooyu fa nekkoon ñoo fi am à chaque jour mais da nga toog di ko seetaan rek xëy na bés dina ñëw mu dem après nga xool keneen mais chaque jour munoo parce que mënuloo ñëw nga ne carrément ministre bi laa bëgg nga tegal ma mënul nekk leen daal laa xam ne donc mënoon na ko def muy au moins bi pas buy def ministre mu bañ a teg ministre comme 2 ans la mun na am possibilité wu de li ko dese bëreetul li des mun na toog xool ne fii ak 2 ans 3 ans mun naa jël ay ministres yoo xamante ne ce sont seulement des technocrates ou bien des bureaucrates bañ a jël beneen ministre politique liggéey si 2 ans yi nii bu demee xëy na ba ab disons comme mandaam day waa jeex bu dee day présenter 3e mandat évidemment mun na jël tey jii mu ne xaama teg ay ministre politique c'est simplement ça. seulement remaniement yu bëri moom mën na ñàkk sax moom waaw parce que fekkee nit ki daal mi ngi liggéey bu ñu iñaan bi ñu soxla nañ ko bàyyi ak teraangaam mu liggéey fekkee nag dafa am kuréel dafa ay kii mais remaniement bi nga xam ne amul benn sens aussi amul benn kii parce que dindi nit ki ndax iñaan wala soxor kuy liggéeyam kay bàyyi ko mu liggéeyam. waaw xanaa améliorer la condition de vie des Sénégalais rek. ndax dëkk bi moom gaa ngi jooy rek. jërëjëf Boubacar Dieng mi ñu tatanal kàddu yooyee ñu wax ci leneen muy mbëkk mi xam ne nit ñuy génn seen i kër di jël yoonu géej gi bëri nañu loolu tax ba ca Thiaroye-sur-Mer ab association taxaw fa ñoom nag lu ñuy liggéey mooy xool nu ñuy def ba ndaw ñi mën a toog ci seen i gox waaye seen liggéey doon na loo xam ne jafe na loolu ndax ñoom lu ñu seetlu moo dina lu ñu mënti waxtaan ak ndaw ñi terewul ñooñee wut seen yoon ngir jëlaat yoonu géej gi bu Mamadou Lamine Fati. Caaroy géej doonoon gox gi nga xam ne xale yi dañ fa daan jóge ngir dem bitim réew ci gaalu looco yi tey jile kuréel gi ëmb rapatrié yu Caaroy yi activité yu ñuy def tax na ba lu nu mel amatu fa. depuis 2006 ñu ngi def sensibilisation. li ma leen di gëmloo mooy gis nga doomu aadama bu manti doon boo dee ndaw da nga war a wuti sax métier da nga wuti métier boo jàngulee bala ngay dem Europe xam gëmloo ne que moom dafa responsable te dafa war a am njaboot xam nga te dafa am ndey am baay am war a am doom ëllëg xam nga dafa war a am ay doom ëllëg ça ne va pas dire que bu duggee ci gaal gi dem rek day yegg na calculer ne mën na dem des ci ndox mi mën na dem disparaître mën na dem dootuñ ko gis bu boobaa kan mooy sonn ay waajuram. ñaari yoon moom fexe naa dem waaye mujjewul sotti waaye ba tey jile moom jógewul ci bëgg dem boobule ak nit yuy faatu ci géej gile ak ñu ñuy delloo ci waat ba tey El Hadj Boubacar Diop bëgg naa dem. parce que gars yi bu ñu jëlul fii gaal nu ngi jël fii avion dem ba Maroc
demee traversé. moom wax dëgg yàlla moom tant que yàlla ak may mën fu ma gisee yoon dinaa dem parce que mënuma nekk taw kër ba pare nekk responsable lu bari war ma ñu yaakaar géej gi te géej gi mayol une semaine ngi chaque jour si géej gi laay fanaan démb heure yi fekk ne dem naa ba yàgg teer 10 heures suba ñeenti téeméer yu ma yóbbu sama kër sa am kon tey jii bu ma yàlla dimbalee ma gis weneen yoon woo xam ne nii kan dina ma dimbali dama si jaar. ñi di jël gaalu looco yi di dem bitim réew tàmbaliwaat bu baax a baax loolu tax na ba Mamadou Diop di ñaan nguur gi le mu teg ay liggéey ba xale yi génnee seeni xel bëgg dem. bokk na ci def ay formation jëm leen a lijjanti seen projet yi nga xam ne am nañ ko ñu jëm leen a fexe ba téye leen ci dëkk bi financé leen pour ñu liggéey ndax ndaw ñi dem nii buñ doon 10 la 6 yëpp mën naa assuré ni amee nañu métier te ci métier yooyu buñ ci amee leen luñ ci mën a yëngoo rek man jàpp naa ni moom gëm naa leen am lu ñu jàpp ba tax ñu génn seen xel ci dem bi. Thiaroye-sur-Mer doonatul gox gi nga xam ne xale yi dañ fay jël ay gaalu looco ngir dem bitim réew loolu yëpp ci taxawaayu association yi nga xam ne moo ëmb rapatrié yi la loolu teewul ba tey jile ndaw yooyu le ñu ngi uti pexe ngir dem ci gaal yooyu le naam sax suñ si naree bàyyi seeni bakkan. xibaar yi bitim réew yi xam ne nag dañuy jéggi géej ñun jël yoonu xibaar gi dem ba foofee ca France foofee nag xam ne tey ci suba si ñoom ay jëye la ñu yeewoo li waral loolu moo di ne ñetti nit la ñu fekk ca église Notre-Dame ba nekk ca Nice jël ab paaka rey leen mu doon ab mbir boo xam ne tax na ba Emmanuel Macron jóge ca conseil de défense bi mu nekkoon dem foofee ca saasa nit ki def mbir moomee nag moom teg nañ ko loxo ca saasa ab si Arabie Saoudite jóge France dem ba ca Arabie Saoudite tamit gis nañ ne moom tamit foofee ca buntu consulat ba vigile ba fa nekkoon peut-être am na benn saoudien bu ko attaqué tax ba fi mu toll nii moom tamit gars yi moom tamit waa Arabie Saoudite seen takk der yi teg ko loxo mbir yi noonu loo xam ne nag jaaxal nañu bëri ñoom ñëpp ne jàpp ne fi mu toll nii li waral loolu moo di ne waa France taxawaay gi ñëw taxaw jëm ci lu jëm ci mbirum diineb l'islam. ñu wax ci mbasum coronavirus bi foofee ca France ba tey xam ne nag tax na ba lii di njiital réew ma ci Emmanuel Macron moom jël décision ne fii ba 1er décembre day tëjaat réew ma maanaam confinement ñëpp toog seen biiri kër ba mu des ñi des ci ak ñuy dem école ak ñoo xam ne faw ñu génn mënul ñàkk loolu nag ab dogal boo xam ne jël na ko te jàpp na ni moo ne li war su fekkee ne bëgg na fi mu toll nii ñu baare yoonu mbasum coronavirus bi ba muy gënti law ci dëkk googi Abdou Latif Diop doon sunu correspondant foofee ca Paris defal nañu récit. Les Français ñoom kat dinañ xaaraat ab diir balaa ñuy reprendre seeni activité comme niñ ko bëggee ñaareelu confinement moo xam ni mooy tëj leen seen biir kër mooy commencé waat ci àjjuma ji ba le 1er décembre maanaam weer woo xam ni kenn du génn comme ni mu fi amee woon loolu nag kii di président de la République Emmanuel Macron moom moo ko annoncé tey ci àllarba ji ci benn message bu mu jàllale ci télé bi reconfinement bi nag du mesure bi rek la Emmanuel Macron jël presque mesure yi mu jëloon ci weeru mars avril ba weesu yépp daanaka jëlaat na ko ci deuxième vague épidémie coronavirus bi nga xam ne moo ñëwaat biir Europe baar yi ak restaurant yi dañ leen di tëj mbooloo dootuñu leen mayati ñu dajaloo ak commerce yi aussi ñi nga xam ne dañ doon yaakaar ne ñu ngi commencé waat pour dellu ca seen liggéey ñoom tam dañuy tëjaat ba ci kanam yeneen mesure yoo xam ne aussi dina metti lool ci nit ñi Emmanuel Macron wax na ko mooy fermeture frontière extérieure yi maanaam kenn mënatu jógeeti ci benn réew ñëw dugg biir France lu dul waa Union européenne te ñi nekk Union européenne ci seen bopp duñ mën a dugg ci réew mi tant que amuñu test Covid-19 bu négatif moo leen di permettre ñu dugg ci biir territoire français waaye nag école yi ñoom dinañ continuer di ubbi waaye di ci boole ak benn protocole sanitaire boo xam ni dañ koy gën a xoolaat gën koo renforcer liggéey bi tamit dana continuer fuñ ko mën a continuer le ndax déplacement yi aussi dañ koy limiter ndax moyetuñ kenn mu génn lu jege lu ëpp 1 kilomètre ak lu ëpp 1 heure de temps
te amuloo attestation buy wane ne yow mi kat da ngay liggéey wala da nga am rendez-vous wala da ngay dem hôpital wala ci sa médecin gouvernement français bi nag moom dina détailler mesures yi nga xam ne Emmanuel Macron jël na ko yépp pour xool nan lañ koy appliquer ci territoire français président Macron nag mi ngi ñaan français yépp kenn ku nekk mu jël ay matuwaayam te xam ne mbir mi mbirum ñépp la ñu bañ a vivre comme nañ ko dunde woon ci mois d'avril bee weesu. ni ko France jëlee ci vendredi gi xam ne su 0 heure jotee le confinement googe war a tàmbaliwaat noonu la waa Allemagne di def ñoom tamit lundi gi la ñu war tàmbali seen ab confinement ngir xeex liti mbasum coronavirus bi ñu dellu siwaat fii ci Afrique nag wax ci élection présidentielle bi war a am fële ca Côte d'Ivoire foofe nag moom tax ba kiiti Laurent Gbagbo ne woon fa njiitu réew moom nag ginnaaw ay weer yoo xam ne noppi na waxul woon dara bañ ko tere na day bokk ci élection boobe war a am ci samedi bi fanweeri fan ak benn ci weeru octobre moom nag tey ci ngoon war naa yëkkatee kàddu wax ko ci waa micro waa TV5 ci entretien bu mu war a am ak ñoom moom fi mu toll nii nag ñëpp a ngi xaar lan la war a yëkkati ci ay kàddu ndax moom mi le bokkul ci élection yooyee ndax dañ ko tuumal ne ci biir fii ci foofee ca Côte d'Ivoire am na ab daan bu ko fi xaar te dañagul ci moom waaye keeti Pascal Affi-N'Guessan bokk ci ñeneen ñoo xam ne dañuy xëccoo ngir mën a remplacer kiiti Alassane Dramane Ouattara moom jàpp na ne élection ci boppam sax moo dul am li tax mu wax loolu mooy di ne moom dafa jàpp ne fi mu toll nii lii di élection boobee tegwul ci yoon te amul lenn lu war a mën a tax ba mu am ndax waa communauté internationale bi ci boppam fi mu toll nii nangawuñu boobee élection ndax ñoom jàpp nañ ne samedi bile pare nañu ngir teg ay barrage xeex wala sax def lépp lu ci war ba lii ci élection bi bañ a am ci nu mu waree. ñu jóge bitim réew wax tuuti ci mbirum tàggat yaram xam ne nag fi mu toll nii waa Sénégal ñoo ngi waajal tournoi qualificatif afrobasket masculin bi war a am fële ca Rwanda tax nag ba démb kiiti coach bi moom taseek taskatu xibaar yi ngir mën leen xamal nan la mbir yi ti demee nan la ñuy waajalee seen bopp ak ñan la ñu jël ci présélection bi balaa ñoo dem ci stage yi ngir mën a xool nu ñuy def ba yegg ci afrobasket boobu Cheikh Diop teewoo na ko. doon nañu xaar lool jàkkaarloo mag taskatu xibaar yi. entraîneur bu basket bu Sénégal di Boniface Ndong mi nga xam ne moo yor lu jëm ci wàllu góor ñi génnee na ci noone listum 26 benn joueur groupe bu yaatu lool ngir rek war a mën a bokk ci tournoi qualificatif bi ñu amal ca Kigali ci réewum Rwanda diggante 20 fan ak juróom ak 20 fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre. Sénégal dëkk bu tuuti la donc suñu basket rëy na parce que dañoo bëgg basket mais suñu basket tuuti na tuutiwaay boo xam ne suñu àndul booloo. jàppalante mënuñoo réussir donc sama objectif comme ni ma ko waxee dama essayer ku ma xam joueur Sénégal boo xam ne am nga niveau pour jouer équipe nationale ma boole ko ci mais aussi di lancer appel dirigeants yi acteurs yi ñi fi jiite ñi may jiiteel wala ñi nekk sama ginnaaw ku nekk jàpp ci parce que Sénégal su amee ndam ñun ñëpp la donc su fekkee man damay liggéey directeur technique di liggéey mu am ñi nekk ci ginnaaw di ko xeex wala ñaanal la ñu jàmm du ñu réussir donc il faut que ñu comprendre loolu xam ne suñu basket ñun ñoo ko moom donc suñ ci jàppee ñun ñëpp day réussir. waaye li ci ñuul ba fi mu ne nii amuñu benn xibaar bi nga xam ne moo ñeel adversaire yu équipe bu Sénégal. suñu adversaire yi donc malheureusement amuñu ci ay information yu bëri parce que réalité Afrique la xam nga tey jii équipe bu ma soxla Europe su ma duggee synergie mën naa am seen match malheureusement benn équipe Afrique du posé vidéo mi ci internet donc moo tax donc ñu ngi oote aussi ñu xam ci àdduna bi. ndax ku ci am information lu jóge ci Angola wala Mozambique wala Kenya mu jox ñu ko waaye ba léegi amaguñu dara moo tax donc tey jii dañoo concentré ci plus ci ñun suñu eggee foofu peut-être mën na am ñu am chance avant loolu ñu am ay vidéo yeneen équipe yi mais suñ ko amul donc foofu la ñuy egg donc enchaîner ak comment on appelle accélérer liggéey bi foofu mais loolu mooy réalité Afrique donc il faut que ñu adapté wu. jongante yooyu ñu ngi ko war a amal ci jamono yoo xam ne coronavirus mi ngi fi ba tey. loolee tax na ay jumtukaay. ñoo ku nekk toll ci beneen continent donc sama côté ak direction technique donc mën nañoo def ay échange ak joueurs yi système de jeu yi ay échange vidéo ay réunion comme ça ñoom ñu poser sax ay questions comme ça ñun lu ñu mën a gàttal avant ñuy daje ñu gàttal ko comme ça suñu eggee foofu suñu liggéey mën a gaaw. Boniface Ndong ngir jeexal mi ngi woo ñëpp ñu boole xol yi te it boole doole yi ngir rek mën a am ndam ci liggéey bii ñu leen dénk
waaye loolee mi ngi ko wér ci li mu gëm mooy rek gëm seen bopp te it fexe am ndam ci lépp lu ñu sumb. jërëjëf Cheikh Diop yegsi nañ léegi nag ci ponk bu mujj ci xibaar yi mooy lii génne ci yéenekaay yi ki ñu ko jàngal tey nag di Ousmane Gueye. ni ko Sud Quotidien waxee Macky Sall fi mu ne nii mooy chef gannaaw bu mu décidé jël gouvernement bi fi nekkoon tas ko ni ki démb ci àllarba bi bu mu doon amal conseil des ministres fi mu ne nii nag Sud Quotidien mu ngi koy fësal bu baax a baax moom dong moom mooy maître seul à bord ni ko journal bi bindee war a kon wax sénégalais yi fan la ñu jëm Le Témoin di wax ne ci ñeenti décret la ko jaaree moom njiitu réew mi tas gouvernement bi Les Échos gis ne Macky Sall moom daanaka lépp la face Tribune gën ko sore gisee ko ni bulldozer di def maanaam yàqate lépp war a kon defaraat beneen équipe Libération L'As Quotidien wax ne jël na jaasi gi moom président de la république Macky Sall jël kon dogal bi nga xam ne ñu ngi ko doon ruumandaat ci askan wi L'As Quotidien di wax ne am na nag ay changement yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy xaar rawatina jëm ci ministre yi ñiy génn ak ñiy dugg wante fi mu ne nii ndax xam nañ ko Macky Sall moom dong moom mooy dogal bu ñu delloo ci xët bu njëkk Sud Quotidien fi mu ne nii kon kenn xamul ñooñee ñan la ñuy doon ak itam date bi kañ li doon exactement donte am na yeneen naataango yu wax ne xëy na mu ñëw fii léegi samedi ci ban catégorie la ñu war a def Aminata Touré ak Mohamed Boun Abdallah Dionne fan la ñu bokk lenn moom leer na ñoom ñëpp nekkoon nañu jëwriñu njëkk yu Sénégal ci gouvernement yu Macky Sall yi wante lu leer ba leer moom mooy ñoom nekkatuñu fu ñu nekkoon rawatina Aminata Touré nga xam ne jóge na conseil économique social et environnemental Macky Sall daal di leen gërëm jëlee leen foofule critique di wax ne secrétariat général gouvernement ba conseil économique njiitu réew mi door na yeesal yi ak ay décision yoo xam ne am nañu solo bu baax a baax jëlee fa ñoo xam ne seen tur ak seen dayo ci réew mi xamoon nañ ko fin de mission ñeel njiital CSE ak secrétaire généraux présidence ak gouvernement Le Soleil noonu la ko tënkee Mohamed Boun Abdallah Dionne ak Aminata Touré seen kanam fës bu baax a baax ci xët bu njëkk Le Quotidien ñu wër Macky Sall yeesal bu mag ba noonu la ko Le Quotidien waxee sunu naataango yi di si jéem a andi ay leeral jëm ci Mimi Touré nga xam ne di ngeen ko gis ci xët wu njëkk li Quotidien L'As Quotidien di wax ne moom la ka fa jëlee bokk na si rawatina mësul ànd ak ñetteelu mandat Source A moo wax na ne dañ ko fa jëlee wante li mu gën a gis moom mooy daanaka gàcce gu mag a mag moo ko si dal moom Aminata Touré ndax nag dañ ko ñaawal bu pare toroxal ko humiliation noonu la ko Source A bindee di wax ne moom Mimi Touré jàpp na ne dafa bëgg nekk candidat ci wote présidentielle bu ñu dëgmal tax kon bu Macky Sall jëlee ko foofule wante Source A delluwaat di wax ne ndax moom mooy explication ci dëggantaan wala dafa fekk ni rek ni dañ ko fa bëgg a dindi kon faw mu am loo xam ne moom lañ ko gàkkalee jëm nag ci ki nga xam ne moom mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne enquête di wax ne njiitu réew mi dafa bëgg kon jiraat yëf yi mu nekk yëfi boppam tax kon bu mu jëlee ko foofule wante ndax poste premier ministre dafay ñëwaat enquête di wax ne mën naa nekk wante Libération gis na ne loolu xel xalaatu ko lan la xel xalaat jëm ci Souleymane Teliko ci jamono ji nga xam ne xel yëpp ñu ngi jublu woon ci palais de la République ci leen ko dégloo moom Souleymane Teliko nekk président union des magistrats sénégalais ci li nga xam ne ñu ngi ko doon topp fan yi ñu nekk audience boobule bu nu sukkandikoo ci L'As Quotidien mi ngi jëm ci atte Khalifa Ababacar Sall ci ñetti waxtu magistrat boobule déglu nañ ko enquêteurs yi déglu ko moom Souleymane Teliko ànd si ci ñu jàppale ko ak juróom benni attikat ak juróom ñetti avocat audition boobule am ci ñetti waxtu bu nu sukkandikoo ci L'As Les Échos mu ngi wax ne weesu na ko ndax ci ñeenti waxtu la amee ak juróom benni attikat ànd si ak juróom ñetti avocat fës également ci xëtu yéenekaay yi màggal bu ñuy màggal ñëw àddina yonente bi alayhi salaam ren jile xam nañ ko Tijaniya bi ñoom des nañu ànd Sud Quotidien di wax ne ci Tivaouane sax xam nañ ko dogal bi du benn wàllu tàggat yaram ak dogal bi nga xam ne jël nañ ko ci CNG bi nga xam ne moom mooy toppatoo wàllu bëre sunu làmb di wéyal ci xëtam bu démb ba di wax ne ministre bi ñu dénk wàllu tàggat yaram fësal na am dina fësal projet yi gën a mag ñeel CNG bi ñuy xaar. jërëjëf Ousmane Gueye mbokk yéen tamit jërë ngeen jëf di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yendoog jàmm gàmmuk jàmm jërë ngeen jëf